facile parce que yëkkati bi moogum jëm xam nga ñu koy yëkkati moom dañu sonn. c'est ça. te booba yaa ngi tëdd ñaata temps war na ëpp 2 mois bi 4 mois yaa ngi tëdd. fekkoon na nga tëj ou bien. non. donc ins bi da nga arrêté jàng. waaw. yaa ngi tolloon fan. master 2. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñi ñuy teewlu ci Seneweb TV seneweb.com saa su ne dañuy am plaisir di feggoog yéen ci beneen numéro Gomu Xol tey ñu seet si suñu benn sœur bi nga xamante ne nii nag wala comme ni ngeen di gisee dafa def accident ci moto Jakarta mënul toog ak yeneen yoo xamante ne nii daal dina koy sabab boobu accident mu doon nag étudiante boo xamante ne mi ngi ne woon master 2 faculté des sciences comme mu ko xamle sans plus tarder voilà comme que nag ndaw la du ñu wane image am en plus étudiante la également ak situation bi mu demee mais dinañu expliquer nu mbir yi demee dañ koy nuyu ba ko mu nuyanteeg yéen ñu xuus si waxtaan wi mbir yi kañ la ak naka la demee exactement sister maa ngi lay nuyu bala nga nuyanteeg ñu lay seetaan. maa ngi lay fay. yëkkatil voix bi nga def accident ci moto. ba mu la yëbbee lii tey kañ la woon ak naka la demee. dimanche 14 mars 2026. naka la demee woon bis boobu ak yan heure la woon. vers 13h30 13h40 yooyu. damaa génn di woo taxi après amuma. fan ma nga gis jógee moto ko woon. point E. moom point Maam Abdou. après ma génn gis moto bi rek après ma jël ko même pas 5 minutes. de route ma daanu def accident. fan ngeen daanu exactement ak lan moo causé accident bi daa am lu mu dajal wala. jëlul dara dajalul ak dara. man maa daanu ci kër Ablaye Wade bi noonu juste. yow kese yaa daanu. man kese maa daanu. donc moom borom moto bi deful dara. non amul dara amul blessure moom sax yëgu ko woon yëgutoon ne sax daanu naa traîné na ma lu yàgg yëgul ne daanu naa. yow lan moo la daane exactement. je sais pas. xamu ko. léegi ba nga daanoo lan moo xew. bi ma daanoo ndax yaa ngi woon ak sa conscience moment boobu. non subitement. damaa xam mais après bi sapeur bi ñëwee ñu yee ma ñu laaj ma sama numéro papa après ma jox leen ci laa ba urgence après ma nelawaat. nga nelawaat. kañ nga yeewaat. 3h du matin. ci jour bi. d'accord ba nga yeewaatee ci ban situation nga yeewoo naka la yaram bi defoon moment boobu. yëguma woon dara vu que sama sensibilité yëpp laa perdre yëguma dara xaw ma sax lan moo ma dal. yëguma woon dara. moom ana borom moto bi moom. borom moto bi ngi fi. moment boobu ñëwoon na ci hôpital bi bien. yëguma xaw ma sax la xew si hôpital bi. d'accord léegi fi mu ne nii lan la sababal. cause yi. tétraplégie instant bi. sama ñaari loxo yi ak sama ñaari tànk yi mënuma ko woon bouger. mënoo ko woon bouger. mais maintenant maa ngi bouger sama benn loxo bi du moins. d'accord à part ça da nga amoon ay gaañu comme. waa si bi ma defee accident dama am luxation au niveau du cou. pour ñu xamul luxation mooy comme rëq. waaw. C5 C6. colonne bi. d'accord ak lanaat. bon amoon naa égratignure sama kanam gisoo sama nopp bi aussi daggoon na. et tout loolu kese la woon. d'accord ñaata temps nga def hôpital. def naa fa 1 mois 6 jours je pense. 1 mois 6 jours nga fa def. d'accord ba nga génnee ba léegi tànk yi ak loxo yi dañu bañ. bon loxo bi mi ngi ñëwaat ndànk-ndànk. yaa ngi dem rendez-vous bien. ngay dem. d'accord da ngay def ay séances de massage wala. waaw si damay def 4 séances par semaine. ñaari hôpital ñaari fii. d'accord est-ce que kii bi yomb na faju bi dem hôpital bi ak yi ni mel. bon yomb na yombul parce que
ndax man de base bugguma duma nit kuy génn fajar déjà su may dem hôpital 5 heures laa yeewu loolu daf may énervé. D'accord. Déplacement bi aussi ça va c'est pas facile. waaw c'est pas facile parce que yëkkati bi magum jëm xam nga ñu koy yëkkati moom dañu sonn. c'est ça. te booba yaa ngi tëdd ñaata temps war na ëpp 2 mois ou bien. 4 mois yaa ngi tëdd. fekkoon na nga tëj ou bien. non non. donc ins bi da nga arrêté jàngi. waaw. yaa ngi tolloon fan. master 2. maa ngi woon fac science la amee licence. licence biologie chimie. géosciences après ma def master. biologie chimie aspect analytique spécialité environnement. après voilà yeggalewu ma ko nag. d'accord donc accident bi. sa dernière année nga nekkoon. waaw. d'accord qu'est-ce que ça te fait actuellement donc nga toll fii ci say études voilà ndogal bi dal la nga daggagum ko brusquement. ça fait rien. ça fait rien ndogal la rek. ndogal la rek. ndogal la rek. amul moom beneen bu ma si mën a teg. d'accord moment ba mbir yi amee ba ñu wooyee say parents naka lañu ko dundee. xanaa tiitoon nañ parce que man nekkuma fa woon bay xam seen réaction. réaction bi moom benn du tiit. accident moom kuñ ko wax di nga tiit. mais sant yàlla. d'accord nuñ la gisee soxla nga aide donc pour tànk yi ak loxo yi ñëwaat ba nga delluwaat yeggali sa année si loolu ban message ngay lancer les bonnes volontés les autorités moo xam ko mënti doon. waaw def te yàlla tax rek. yaay sa taawu famille say parents. waaw. tey nga jàng ba tollu fii ndog bi dal la nga arrêté agum laay wax parce que ñu ngi lay souhaiter nga reprendre say études yeggali ko ci jàmm ak salaam nga am tan nga arrêté ko nii brusquement ndax accident bi naka la lay def ak naka nga koy dundee. bëgg nga delluwaat continuer say études na. ah bien sûr vu que jàng rek daa bëgg. ku jàng ba master 2 ki xam nga ne bëgg na jàng. et tout. et surtout aussi amoon nga ay rêve bien sûr. waaw comme la. rêve yu bari na. comme yan si say études par rapport ak say études bien sûr. yéegale paye nekk benn genre ingénieur environnementaliste comme ni ma ko bëggee woon et tout loolu ak yeneen yu bari. yaa ngi doon envisager aussi jàppale say waajur. waaw loolu kay moo jiitu. d'accord léegi bu weesoo loolu tey jii li nga bëgg moom mooy wér continuer say études lan nga ci sàkku par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo lay suivre. ani soutenir ma rek ma dem Turquie wala France. def parce que vu que fii plateau médical bi dafa faible parce que kiné yi may def fii nii. 2 séances par jour laay def hôpital. fii 2 séances ça sert à rien. waaw. d'accord te déplacement bi dem beeg ñëw bi c'est pas facile puisque mënoo dox mënoo toog. waaw. c'est pas facile. d'accord léegi pour ku la bëgg a dimbale bëgg laa jàppale pour nga faju ba nga mën a wér demaat continuer say études mën a réaliser say rêves ci ban numéro la ñu 77. 302 06 99. 302 06 99 dinañu ko afficher ci barre d'écran bi pour képp ku ko bëgg a jàppale c'est pas du tout nag facile pour mu exprimer wu parce que c'est la première fois aussi loo xamante ne di xamoo ko dafay xaw a difficile mais situation bi nga xamante ne mi ngi koy dund actuellement métti na lool doon ndaw jàng ba yegg master 2 war a terminer sa année ndog bi dal la munoo toog munoo dox dañ lay yëkkati dina tëral doon na lu métti lool ba tax na képp ku ko mën a dimbalee ba mu mën a dem faju ji voilà mën a wëyandi ay jàngam
dimbale ay waajuram et aussi réaliser rêve am comme ni mu ko waxee li mu bëgg doon ñu daal di ko siy jàppale jaajëfal nañ leen yéen ñu doon teewlu jërë ngeen jëf.